salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum commune de Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab ñoo ngi nuyu ñëpp di joxaat ñëpp seen wàccuwaay alors di nuyu nag mag ñi nga xamante ni ñoo ngi teew ci suñu ginnaaw en commençant par les notables de la commune les sages les délégués de quartier les imams ñoo ngi nuyu également suñu yaay yi nga xamante ni ñoo ngi ànd ak ñun ci xeex bi suñu soxna yi suñu jigéen ñi. alors maa ngi répondre au nom de Abdoul Ahad Dieng di un représentant du mouvement Aar Suñu Tawfekh Yaakaar balaa ñuy commencer ñoo ngi présenter d'abord suñu mouvement bi nga xamante ni moo ngi juddoo fii ci commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab président bi mu ngi tudd Omar Diouf féete sama ginnaaw sama ndeyjoor. mouvement bi dafa am vocation bu ko tax a jóg ku ne xam nga fii ñu dëkkee ni di Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab dëkkuwaay la boo xamante ni depuis bi ñu fi nekkee ak léegi pratiquement jafe-jafe yi xaw na bari loolu moo tax ndaw yi dëkk ci commune bi dajaloo wax ne dañuy jóg taxawal benn mouvement boo xamante ni aujourd'hui dafay xeex lépp loo xamante ni Tawfekh Socabek ñàkk na ko si loolu ay jeunes yu engagé ay jeunes yu déterminé ay jeunes yu dynamique jóg taxawal structure bii nga xamante ni tey lépp loo xamante ni dañ ko war a xeexee moyen la boo xamante ni tey dañu war a revendiquer ñun lu ñuy moom tey ci biiru mouvement bi ci la war a jaar. alors si noonu ñu woote woon tey point de presse bi pour expliquer détails yu bari yoo xamante ni def doon na ay manquement tey ci dëkk bi ci loolu. ñu fas yéene woon donc joxe suñu kàddu ci point yu bari mais nag ut ay orateurs yoo xamante ni ñu dëkk ci dëkk bi lañ yàgg fi xam jafe-jafe dëkk bi mën ñu expliquer lu ëpp lu bari loo xamante ni tey waa dëkk bi ñu ngi fi xam ko waaye nag yeggul ci ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ñu jiite. maa ngi présenté ki féete sama ndeyjoor ñu koy wax Leuz di activiste ñëpp xam ci Tawfekh koo xamante ni tey fépp foo xamante ni Tawfekh mus na fa taxaw rek pour xeex moom mii ci ñi ko jiite ci la bokk. maa ngi fas yéene jox kon kaddu bi Idrissa Ba mi nga xamante ni tey bu mouvement bi amee daanaka lépp ci ay loxoom la jaar kon Idi kaddu gaa ngi noonu. kum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab salaamaaleykum cité Tawfekh Yaakaar bi nga xam ne tey fii lañ dëkk. tey nag li ñu fi indi ñun waa collectif pour aar suñu Tawfekh Yaakaar mooy que population Tawfekh Yaakaar dañoo sonn loolu moo tax tey ñu woote point de presse pour jàllale suñu jafe-jafe dëkk ndax man mënumaa gëm ñu dëkk benn dëkk 13 ans tey suñu jafe-jafe musul saafaraw li may gën a wax mooy wàllum yoon parce que tey boo xoolee tey Tawfekh Yaakaar amul yoon bu oto yi mën a jàll te boo leen xoolee léegi ñu jublu ci nawet te xam ngeen yéen yoon bii nga xam ne moom la Tawfekh Yaakaar am yoon bu bon la amul tëli amul dara rang-rang bu metti la ñun collectif aar suñu Tawfekh Yaakaar ñun ñooy wut suñuy ay garawaay di sotti foofu te garawaay defarul yoonu tëli kon tey point de presse bii nga xam ne tey dañ ko woote dañoo bëgg état bu Sénégal jiite ko le président Diomaye dañoo bëgg suñu jafe-jafe moom mu dégg ko moom ak gouvernement am pour mun a saafara jafe-jafe yi nga xam ne moo am Tawfekh Yaakaar ak Tivaouane Peulh parce que tey biis yi ñu am fii 74 yu ñu fi am ak 81 yi oto yi bu nawet jotee ñoom ñëpp ay gaare ay sareet ñooy jël ay nit yi fi dëkk di leen jàllale te loolu nekk na loo xam ne lu ñaaw la si même pas 15 kilomètres de Dakar ñun amuñu yoon bu baax bu population bi war a jàll. deuxième mooy que ku xam dëkkuwaay xam ne dëkkuwaay dafa war a am fajukaay bu baax amuñu benn poste de santé bu baax poste de santé bu fi nekk amuñu dara équipement yi dara matul te suñu salle d'accouchement bi waañ la jigéenu Tawfekh Yaakaar di amee doom kon loolu nekk na loo xam ne lu ñaaw la si Sénégal nekk na loo xam ne lu ñaaw la tamit si commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab tey nag lu tax ñu woo leen fii dañoo bëgg état bu Sénégal yëg jafe-jafe yi nga xam ne tey moom la Tawfekh Yaakaar di dund ndax Tawfekh Yaakaar lu muy dund metti na trop wàllum yoon wàllum poste de santé
lu ñuy dund kon xam ngeen ne lu ñuy dund metti na te bëgg nañ suñuy jafe-jafe egg ci état bu Sénégal pour mun ko saafara balaa nawet bee ñëw. salaamaaleykum mbooloo bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax ni vraiment suñu jotaayu tey bi li ko waral mooy jafe-jafe yi nga xamante ni moom la askanu Sokabek Tawfekh di dund. donc fii même problème yi la ñuy répété waat depuis 2012 ba léegi point de presse bu ñu fi mënti def li ñu waxoon ci point de presse boobu moom la ñuy waxaat ci point de presse bii. amaana point de presse yi ñu defoon daa fekk ni la ñu doon jooytu daa eggul ci autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo jiite réew mi di wax ni maanaam dund bi nga xam moom la ñuy dund nii dañoo am ay njiit yoo xam amuñu yërmande ci waa Sokabek Tawfekh ay environ dañoo bëgg ñu ñëw gëstu li nga xam moom la ñuy dund ci ay metti ak ci ay jafe-jafe jafe-jafe yi ñuy wax dafa am leneen lu nekk ci biir jafe-jafe yooyu mooy yoon bii nii nga xamante ni oto yi amuñu fu ñu jaar suñu parents yi di souffrir suñu yaay di souffrir li mu wax ci santé bi buñ ci ñëwaatee mooy am na loo xam sax nit ñi yëguñu ko mooy jigéen ñi nga xamante ni dañuy matu dañ ciy ñàkk seen bakkan ndax ñàkk ambulance boo xamante ni pour ñu am ko fii ci poste de santé bi yooyu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni souffrance boobu ñuy dund nag dafa am loo xam ne moo ko waral ñun bi ñu fi dëkkee ba léegi amul benn autorité boo xamante ni gis nañ ko mu teg fi tànkam du président du monsieur le maire du ministre te loolu dafa nekk ay responsable yoo xamante ni dafay dellusiwaat ci ñun ñi nga xamante ni ñoo fi dëkk ndax ñun baaxoowuñu di def ay manifestation baaxoowuñu di taal ay puno baaxoowuñu di yëngal dëkk bi looloo waral tey jii lépp loo xamante ni rek mbéju kanam borom moo koy fayul boppam Tawfekh et environ bii mooy dernier point de presse boo xam ne dañ koy def ci jàmm ak salaam bu ñuy jugaat dinañ mobiliser dëkk bi yëpp bu ñu ñëwaatee nag dañuy wax ci côté njàng mi maanaam bu ñu nee dañu Sokabek bi nga xamante ni mooy dépôt Sokabek bi nga xam mooy entreprise Sokabek bi fi ne ñu gis ni ñun Macky Sall moo ñu fi indi ci inondation lañ fi ñëwee am ay espace public yoo xamante ni dafa bari ci dëkk bi nit ñi di jàpp suuf yi di jaay di jàpp espace jeunes yi di jaay jeunes yi amuñu benn place boo xamante ni mën nañ fa am mën faa noppalu wala ñu mën faa sport wala dara amul jaay nañ place yëpp boo xoolee en face gendarmerie am na benn terrain site bu fa nekk boo xam ne ay problème la am jeunes yi nee na ñoo ko moom ñi ni ñoo ko moom loolu nag yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne askan bi ñu ngi koy dund ak jeunesse bi loolu nag ci la ñuy woo président bi nga xam mooy président Diomaye lépp nag ndey mbilli gi mooy monsieur le maire Papis Diop moo ñàkk yërmande di defanteeg population bi nga xamante ni ñooy population Tivaouane Peulh bi loolu nañ ko wax mu leer ci ñëpp ñaxtu bi nag du ñaxtu politique daa fekk ni moom mooy ki nga xam ne moo jiite commune bi kon bu ñu nekkee si jafe-jafe moom moo war a ñëw fekk ñu fii ñu nekk di kaas suñu doléance dafa waroon fekk mu toog ak ñun fii su fekkee ni moom li muy woote ni moom moo ñu njaboote dëgg la di wax nag mënuñu wax ba daaneel te waxuñu maanaam li nga xamante ni tey jii mooy jàngu xale yi dañ ciy gën a insister CEM bi nga xamante ni moom lañu war a tabax fii ci Tivaouane Peulh Sokabek Tawfekh mi ngi nekk espace moom moo nekk fi nga xam ni Sokabek seen dépôt bi fa la nekk financement bi dañu waxoon génn na ñun nag fii dafa am ay cité enseignant am cité police am cité intellectuel yëpp fii lañ dëkk fii ay autorités ñoo fi dëkk kon responsabilité bi day delluwaat ci ñoom ñu ngi lancé un appel cité des enseignants ñoo nga xamante ñoom wàllu njàng bi ñu ngi leen di jox message boobu combat boobu nañ ko porté dem xooli financement yi fi nga xam ne fa la nekk ñu jéem a trouver nan lañ mën a ñëwee fexe ba seen bi nga xam moom la ñuy jooy suñu doom yi bu ñuy jàngi dañuy jéggi di dox lu mat 4 kilomètres danger bi nekk foofu mënuñu wax problème sécurité bu ñu ci ñëwee day gën a doy waar fii bu 8 heures jotee dootoo génn sa kër nawet bi bu ñëwee oto yi dañuy gaare te borom kër yi du ñu mën a xëy dem indil seen njaboot lu ñu dundee kon ñun ci souffrance la ñuy dund dañu bëgg métti yooyu ñuy dund ak jafe-jafe yooyu la ñu bëgg yéen ñi nga xamante yéen journalistes yi yéen ñi ngi leen di lancer un appel suñu message foo leen ñoo ko mën a eggaleel ngeen eggaleel wa salaam di wax nag jigéen ñi ak suñu yaay ak suñu kilifa yi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax dëkk bi du ñun kese ñoo moom dëkk bi lii ñu def pour dëkk bi yëpp la bu ñu leen gisee dinañ ko def bu ñu leen gisul nañ ko def wa salaam jaa ngeen def.
salaamaaleykum mbooloo bi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu habitat Tawfekh et environ si li ma koy fi mu ko njëkk a focaliser mooy d'abord la sécurité c'est très important ñuy saluer aussi effort bi xamante ne le commandant mu koy def le commandant Sow bi fi nekk avec tous les moyens de bord mais doyul parce que tey jii waroon nañu am benn cantonnement boo xamante au moins si wàllu sécurité waroon na ko mun renforcer. beneen bi fi may gën a insister mooy côté sapeur pompier parce que démb la ñu fi am benn noyade soo wootee il a fallu plus de 4 à 5 heures temps pour sapeur mun teew te loolu tamit mais problème waroon na am benn détachement boo xamante ne day nekk fii à Pix pour en cas jafe-jafe suñu woote sapeur ñoom ñu mun ñu rejoindre suñu mu gën a gaawee mais fii ba Tivaouane Peulh fii cas bu am Tëngéej lay jógee te ku ne xam ne Tëngéej ak fii yoon boobu jafe na nit la bu dul nag li mu war a njëkkal d'abord saytu mooy d'abord la sécurité. sécurité boobu nag ñu ngi koy lancé le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko wax ne habitant de Tawfekh mu ngi koy ñaan à ce que mu gëstu leen dimbal leen jàppal leen parce que ñi fi yeewoo sonn nañ tey ji gis ngeen école bi nu mu mel amul clôture nawet bi jaan yi nii lay dugg see te loolu si insécurité la bokk. barke démb laa rey benn jaan sama kër mu dugg sama mbir kër ba waaj dugg sama waañ kon Tawfekh li ko wër yëpp si insécurité la bokk xale yi fi ñuy jàngee dem CM si CM ñàgg bi on a rien contre ñàgg comme bi yëpp benn la mais si xale yi war nañu am foo xamante bu ñu génnee dugg si école bi dem jàng ji mais fi ñuy jógee jaar si mbooy bi wala jaar si ndox bi dem jàng ji ba ñàgg te loolu tamit si insécurité la bokk kon si waa sécurité lépp lu si état mun dimbale nañ si dimbale lii nag su koy def bu kenn wax ne jaaruñu ci benn autorité man personnellement ak mouvement yi fi jaar yëpp def na benn lettre dem yóbbul ko Papis le maire de la commune jox ko pour def ak moom benn rencontre mu fiasco ñu defaat deuxième rencontre avec Papis mu daal fiasco ma daal envoyé le message à son secrétaire Amina Dramé ma envoyé ko ne ko ñu ngi waaj def benn point de presse bëggoon nañu benn rencontre avec le maire toog ak moom waxtaan ak moom parce que moom mooy maire. Elle n'a pas répondu ma jël message bi dem ba si le commandant ne ko on a passé par là et là et là pour ëllëg mu leer le message je l'ai toujours gardé. le sous-préfet de Sangalkam woo nañu fi réunion ne lan mooy seen problème yéen à Tawfekh ñu ne suñu problème majeur mooy yoon bi mu def détachement ñëw en personne jógee Tivaouane Peulh ba Namara xool jafe-jafe yi fa nekk ba loolu moo waraloon engagement bi ñu jëloon si yoon bi pour marché bi mu dugg si mais finalement dañoo gis travaux yi taxaw du maire du benn autorité bu ne lii mooy jafe-jafe bi xam ne moo nekk si yoon bi ay nit la boo leen njabootee li si njëkk mooy d'abord nga gëstu leen fu ñu la soxlaa jot la woo ñu ko pour ñaan ko xaalis woo ñu ko pour ni ko woo pour ay jafe-jafe dëkk bi ñuy remercier nag sunu kilifa yi xam ñoo nekk suñu ginnaaw mooy les délégués délégué Fall mu ngi nee toog ba ki dem la woote fi benn forum gis nañ fi randonnée mais PDS ñu ngi suñu ginnaaw ak membre yi fi nekk yëpp parce que tamit combat li si gën a neex mooy que ne booy xeex nga gis ñi nga xamante ne au moins ñoom ñooy jàpp si combat bi mais daal lu si mënut a wax mooy que ne Tawfekh am na jafe-jafe bu grave boo xamante ne kenn mënu la ko wax jafe-jafe bu métti collecteur Socabeg bi lépp suñu lépp fa la nekk collecteur bi suñu lépp foofu la nekk poste de santé bi sapeur pompier bi terrain de football bi lépp foofu la nekk donc l'espace occupé par en Socabeg loolu tamit vraiment ñu si bëgg autorité bi avant jeunesse bi dem di fayekul di wuti wala muy laaj loo xamante ne am na force na autorité bi ñëw taxaw xool nan la ñuy légué terrain boobu kon ñu ngi loolu moo nekk message bi nga xamante ne waa bëggoon jàlle. Bonjour à tout le monde, c'est Pape Youga Mbaye, le secrétaire général du mouvement Aar Suñu Tawfekh Yaakaar. Donc je vous remercie de votre présence. Nous, population de la cité Tawfekh Socabeg et environ, élevons la voix face à une situation devenue intolérable. Depuis plusieurs années, nos terrains destinés à des infrastructures sociales de base restent inaccessibles. Hôpital, collège, case des tout-petits, etc., etc. Tous ces projets vitaux pour nos familles sont bloqués. De ce fait, une entreprise nommée Socabeg refuse de libérer les lieux qu'elle occupe illégitimement. Ces espaces ne lui appartiennent pas.
ils sont réservés par plan d'urbanisme à l'intérêt public. Ce qui fait que nos enfants n'ont pas de collège. Ils font des kilomètres pour rejoindre leur école. Nos malades parcourent aussi des kilomètres faute d'hôpital. Nos cases des tout petits, même chose. On ne les voit pas. Toute la cité souffre d'un enclavement total. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette situation d'injustice. Socabek ne peut pas passer ses intérêts privés avant la santé et l'éducation de toute une population. Nous exigeons le départ immédiat de la base vie de Socabek des entreprises concernées. La rétrocession sans délai des sites pour la construction des infrastructures prévues. L'implication des autorités étatiques et municipales pour faire respecter le droit. La route desservant la cité Tawfekh Socabek et environ est dans un état de dégradation très avancé. En saison des pluies, elle devient impraticable. En saison sèche, la poussière rend la circulation dangereuse. Cette situation bloque l'accès aux services de base. Elle constitue un frein majeur au développement et un danger pour les élèves, les malades et les usagers. Nous sollicitons une intervention urgente pour la réhabilitation et le bitumage de cette voie. On veut juste une route normale et j'espère que ce n'est pas trop demandé. Tawfekh Socabek ne demande pas l'aumône. Elle réclame ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire vivre dignement. Je vous remercie. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu suñu autorités yi nga xam ne ni moom loolu lañ mën a wax suñu délégués yi suñu bàjjan yi suñu frères yi suñu président yi macha allah di wax ne tey nag li ñu yëngal dafa ab doole trop parce que Socabek dañu sonn li si sama frère yi wax yëpp kenn du ci teggi dara sonn nañ ba fa sonn yam tali bi baaxul ku ci dem Dakar 2 fois boo ñibbisee da ngay feebar rawatina nag ñi nga xam ne la ñuy xëy chaque jour di génne Socabek di dem feneen kon loolu moom franchement sonn nañ ci dee nañ ci santé bi comme ni ñu ko waxee métti na ñaari kër yu ñu dajale néeg yi doyul saal yi doyul suñu place bi nga xam ne nii foofu la malade di toog day senn ba c'est pas possible nawet baa ngi nii bu xasee ba commencé mais catastrophe la ndax saal yi day tàng malade dañ leen di génnee ci cour bi nga xam ne nii mooy senn ba mel ni tame ñu fay tëdd malade di fa toog mais c'est grave li ñuy réclamer mooy suñu Socabek bi nga xam ne moo fi toog si suñu ay moomeel ñu war a tabax suñu poste de santé tabax suñu case des tout petits def suñu terrain pour les jeunes def suñu ay lycée mais loolu yëpp mënuñu si jot mais ñun dañu sonn fu nekk rek dem nañ fa kenn du ne ñun demuñu si autorités yi c'est pas possible li fi Omar Diouf wax ñoo àndoon dem nañ ci maire dem nañ ci préfet dem nañ ci commandant fu ne dem nañ fa kon on en a marre fu mu nekk nii xoolal dootuñu fi taxawti def ko ay conférence de presse dañuy wàcc ci télé bi comme tout le monde parce que nag Sénégal dafa mel ni xamuñu ko du yaru xamuñu ko yaru ku wàcc sur le terrain lañu xam te mën nañ ko mën nañ ko kon nañ ñu dimbali daay war a sóoli li ñu war a faj ñu faj ko ay jaan di dugg suñu biir école yi suñu ay njaboot di fi liggéey di fi jàngee mais vous trouvez ça normal mais ñun gars yi mënatuñu dañu dee waaw léegi nag président de la République comme yow lañ fi teg changement am na boobu léegi ñu doon xaar dañu bëgg nga ñëw fii ci Tawfekh xool li fi xew mbaa nga yónni sa ministre de l'intérieur mu ñëw xool li fi xew koo mën a yónni baax na l'essentiel en est que ñun li ñu soxla nañ ñu ko jox dañ ko war a am parce que ay fa ñu dëkkoon lépp lañ fa am kon bu ñu indee fii jël suñu ay kër nañ ñu jox li ñu moom ñun mënuñu am Dakar dem dikk 74 la si am ak 81 oto yi ndaw sax problème la kaaraab bi sax léegi dañuy bañ dugg kon léegi ñun kat moo ñuy génnee fii nañ ñu jàppale parce que li ñuy laaj ñoo ko moom sarxuwuñ ko
abbuñu ko ñun ñoo ko moom nañ ñu delloo lu ñu moom. parce que ay nit lañ te dañoo bëgg a dund espace des jeunes amuñu ko foyer des jeunes amuñu ko tey jii boo bëggee organiser benn fête wala benn conférence fu ñu nekk nii ci ay mbedd mais pourquoi amuñu am foyer des jeunes ah maison de la femme bi ñu naan maire may na ko femme yi amuñu këyit maire yi mënuñu def dara femme yaa ngi fii mënuñu si def dara parce que amuñu këyit bi c'est pas sûr. kon li ñu war a am fii ci Tawfekh dañ ñu ko may vraiment li ñu war a wax bëri na mais maa ngi koy yemale foofu ndax sama frère yi wax nañu lépp merci beaucoup. population Tawfekh Yaakaar bi yëpp suñu kilifa yi toog fii yëpp jiital ko suñu papa Ibrahima Diallo ak délégué yi toog fii yëpp ñu ngi leen di sant ak suñu yaay booy di sant tamit presse bi parce que lii ngeen di def ni yombul ñu soxla leen askan bi soxla leen ngeen bàyyi seen lépp ñëw pour jafe-jafe askan bi kon ñu ngi leen di sant jiital ko sant bi si Idrissa Diémé bi nga xam ne moo géré Sen TV di sant tamit waa 7TV ak waa TFM di sant tamit télé Tivaouane Peulh mu nekk télé communal di sant Basir Babacar di sant bépp télé bi nga xam ne bépp presse bi nga xam ne tey mi ngi fii pour jafe-jafe Tawfekh sant nañ leen gërëm leen sant tamit population Tawfekh Yaakaar bu baax ak di sant tamit le commandant Sow directeur école bi tamit ñu ngi koy sant bu baax ak commandant Sow wax dëgg yàlla mu nekk koo xam ne ni nit bu oyof la te nit la boo xam ne tamit ku yëg population Tawfekh Yaakaar la collectif Tivaouane Peulh ñu ngi leen di sant mooy collectif des villages bu Tivaouane Peulh sant nañ leen gërëm leen jàpp nañ ci combat bu baax